sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rekk moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. jërëjëf mbokku téléspectateur ITV ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo altine bu jot ci waxtu bi 21h30 ngeen yàgg ci ànd seen émission arène sénégalaise tey di altine fukki fan ak juróom-ñaar fas yéene ñëw nag ci li nga xam ne mooy programme lamb ji mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. di leen ndokkeel di ñaan yàlla mi borom jàmm doolu ñu jàmm ginnaaw bi ñu jógee ci li nga xam ne mooy shahru ramadan di weer wi nga xam ne mooy weeru ngëneel wi weer wi nga xam ne jaamu nañ ci yàlla bi nga xam ne sunu borom lépp luñ ci def muy ay teraanga di ñaan yàlla mi borom jàmm yàlla mi borom sutura lépp luñ ci jaamu yàlla nangu ko mbokk yi xanaa di leen baalu àq ngeen baal ñu àq yàlla boole jéggal ci li nga xam ne mooy li dox sunu diggante ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal ci turu direction générale bi ñi ngi baalu àq ñëpp turu Mamadou Ibra Kane di jéggulu ñëpp di ñaan yàlla mi borom jàmm doolu jàmm ci réew mi yàlla doolu sutura ci réew mi yàlla doolu xéewal ci réew mi yàlla may ñu fekk déwén yu bari ci barke Seydina Muhammad alayhi salaamulaay mbokk yi ñëwaat nag ci li nga xam ne mooy seen plateau ngeen ko yàgg ko topp ci réseaux sociaux yi ñu ngi leen di nuyu ñu nekk ci li nga xam ne Facebook bi ñi ñuy topp ci li nga xam ne mooy YouTube bi ñoom it ñu ngi leen di nuyu mbokku téléspectateurs yi fas yéene ñëw nag ci li nga xam ne mooy programme lamb ji nga xam ne boobu ak léegi dañu bëroon ndax xam nga bu koor gi ñëwee dañuy aj li nga xam ne mooy ndënd yi biñ ko ajjee nag fas yéene jëm nag ci programme yi mbokk yi di leen nuyu di leen ziaraat di ci ànd ak nag Mamadou Diouf Mamadou yi ngeen miin ko lool ci rajo bi ci li nga xam ne mooy wàlli làmb Mamadou asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah alaaji Ngañ baax do auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla bu baax julli ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gërëm suñu ñaari waajur ñaan jàmm ci réew mi alaaji di baal ñëpp ak di baalu ñëpp ak di nuyu waa kër gi yëpp alaaji Ngañ di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ni ñooy bàyyi xel ITV rawatina émission bu mag bi di arène sénégalaise ma ne leen ñàkkoo seetaan dara wóoru ci penalty la kon ba leen ko bàyyi xel bu baax a baax ñu ngi lay nuyu alaaji Ngañ di la jox sa yéeguwaay di nuyu ahlu làmb yëpp di nuyu suñu invité Habib vraiment di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi bàyyi xel émission bu mag bi di arène sénégalaise fii ci ITV ñu leen koy defal chaque altine incha allahu rabbi. jërëjëf Mamadou Diouf yow it di la ndokkeel di la baalu àq di ñaan yàlla mi borom jàmm doolu ñu jàmm dolli ko ci réew mi dolli ko say mbokk ak say waajur di leen siyaar ñoom ñëpp ci li nga xam ne lii mooy shahru ramadan bi nga xam ne génn nañ ci waaye tey ki ñu dalal ku daan jàpp ci làmb la daan ci de promouvoir làmb di jàppale ay promoteur dem ba ci biir nee naa ci suuf sama loxo kooku mooy Habib Farhat production Habib asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi wax asalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi lay nuyu père maa ngi nuyu Mamadou di nuyu àdduna di nuyu waa Sénégal yëpp di leen baalu àq ci koor gi ñu jóge di leen ñaanal yàlla di leen ne ñi ma namoon Habib yegg si waat na. ñi namoon Habib. yegg si waat na. Habib dellu si na waaw. ci beneen taxawaay. mais dafa am gan goo indi. waaw. gan gi ban gan la. gan gi fromage la mu ngi tudd moo triangle de l'écran. triangle de l'écran waaw. mu nekk fromage boo xamante ne dafa am bu ndaw am bu mag. donc askan wee ko doon laajte. ñu ne mais l'écran lan moo tax du ñu defar fromage. ñu dox ci loolu jéego boobu sotti ndax dañuy dox ci li nga xamante ne moom la askanu Sénégal bëgg ndax meew am na fi. ñu indil leen. ñu ne meewu liquide ñu indil leen. ñu ne meewu diabétique ñu indil leen. ñu ne fromage yegsi na. kon daal li manqué woon ci ndékki ngeen indi. mattali ndékki lañ def
da ngeen mottali ndekki. waaw boo ko doon présenté nit ñi ban ngay njëkk a wane. su ma ko doon présenté nit ñi dama naan bii. waaw 24 portions la. ca wan ko jox ko sa waay. waaw bii 24 portions la. boobu mooy bu mag bi. mooy bu mag bi. waaw bii 8 portions la mooy bu ndaw bi. voilà jubbanti ko ba bind yi gën a leer. waaw voilà comme ça gars yi gën ko mën a ràññee. voilà bañ koo jaawale. waaw voilà. gis nga dafa am bu mag. waaw am bu ndaw. boobu ñaata portion lay def. bii 24 lay def. 24 lay def. waaw bii 8 lay def. 8 lay def. waaw voilà. kii mooy produit bu bees bi nga xam ne l'écran moom la indi. moo ko indi. ñu tuddee ko mottali ndekki. macc sey mi ngi nii. macc seey rek. waaw te moom nu la neex defee ko. lu la neex defe ko. bu la neexee diw ci mburu. diw ko ci mburu. waaw bu la neexee tàkkamti kooku noonu. waaw. su la neexee yaa xam lu daal. nu ne mën nga koo def. nu ne mën nga koo def. moom it fépp foo dem fekk fa meewu ndox mi. waaw da nga ko fay fekk. da nga ko fay fekk. fekk meewu sunguf bi da nga ko fay fekk. da nga ko fay fekk. voilà grande surface yi da nga ko fay fekk. ku ko soxla daal boo demee ci grande surface yi di nga ko fa fekk. grossiste yi neex na baax na. grossiste yi. te xam nga li ci gën a yéeme mooy grossiste yi am nañu ko. am nañu ko. grossiste yëpp am nañu. am nañ ko ñëpp am nañ ko. te li ci gën a yéeme mooy dafa bokk ak meew mi qualité. meew mi vitamine yi ci nekk moo nekk ci fromage bi. l'écran day ko seetlu 8 vitamines la am. fromage bi aussi noonu. kon donc ñun duñu ay naxe mbaay. waaw bu amul mais comme amul ñu dem créer leneen ñëw indil nit ñi déedéet. population bi daal liñ doon xaar ñëw na. ñëw na. mooy fromage bi nga xam ne mooy mottali meewu sunguf bu l'écran. ak meewu liquide bu l'écran. xam naa ne day ku ko utiliser nga am gan. gan ba du gaaw a ñibbi di peer. waaw waaw. day téye gan. gan day téye gan. kii daal ku am gan bëgguloo mu ñibbi. téyel ko ak bii. sportif yi da la gën a. boo buggee mu ñibbi nag bu ko génnee. sportif yi. moo baax ci ñëpp laa la wax. ci yax. moo baax ci yax. ay léwétoo nii sa baaraam damm. booy laal bii day doo ko am. deñ na. koo fëgg are mu wàcc moom. bii. waaw sportif bu koy laal de koo mbëkkanteel mu toog. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi moom ngeen si noonu ci écran bi. muy li nga xam ne mooy meewu l'écran bi nga xam ne mooy liquide bi. xam ngeen ko bu baax. di ko jëfandikoo. meewu l'écran bi nga xam ne mooy bu sunguf bi bi am suukar. bii bu amul suukar bi amul suukar bi nag mooy bu verte bi mooy 0% bi. beneen bi moom am na suukar kon l'écran bàyyiwul kenn képp koo xam ne kii da ngay lekk suukar mën nga jël meewu l'écran képp koo xam ne kii dañ la tere suukar mën nga jël meewu l'écran parce que bu ci ne indi nañ ko léegi nag li desoon mooy mottali bi mooy mottali ndekki ndeke ñi ñuy ndekki yëpp matul ñu indi nag mooy fromage bi war na leen ko léegi portion 24 bi ak portion bi def 8 mooy produit bu bees bi nga xam ne l'écran indi na ko moo nekk nii ci écran bi ngeen di ko gis kon bu leen boo foo leen dem rek ci surface yu mag yi di ngeen ko gis mbokk yi ci loolu la ñuy transiter nag ñëw ci Habib Farhat production ndax ku ne xam ne ne Habib dafa ñëw ci làmb ji ren wut licence tëgg ay combat combat yi nag ñu ngi koy dëkkmal muy diggante Dame Sène ak ki nga xam ne kii mooy Ndandi Fall Habib sa intégration ci làmb lan moo koy indi d'abord. waaw man de bi may laata dugg ci làmb sponsor laa woon comme nii rek di dem ci làmb ji di xool ay affiches yoo xamante ni Sénégal soxla nañ ko ndax làmb sponsor moo ko yor sponsoring moo ko yor. ñu doon jàpp ci loolu des fois nit daf ma naan mais yéen lan ngeen doyati publicité. mais du loolu. lu tax ñu dugg ci làmb wala lu tax ñuy sponsor c'est pour ñu jàppale parce que facteur de développement dafa am ñun bu ñu ne nii suñu yëf dox rek ñu ne nii day mel ni kon ñun du ñu fay naar bi xorom si. looloo waral donc ñu doon dugg ci làmb di sponsoriser di wane suñu produit aussi ndax képp ku ne làmb nga xam ne sponsor moo koy doxal. te jeunesse bi nekk ci jeunesse bi nekk ci li nga xamante ne jàppale voilà ñu ñëw bokk ci. loolu moo ñu kii donc bi ma nekkee ci làmb ni ngay gis di man sportif footballeur laa woon. ma amee fracture donc ma bàyyi football mais nit dàqu ma woon bal. mais par la suite nag dama dem ba fi mu ne nii làmb moo ma gën a. yow tay jéego Maradona nga yor de. waaw genre Maradona yooyu. waaw mais après bi ma ci amee facture laa supprimer football. bàyyi football parce que waaw laa bàyyi football. ok voilà donc ci laa dugg ci làmb virus bi dugg ma comme ni ma koy waxee
donc des fois peut-être temps yi sax dama amul jot des fois ma entraîné ba boo ma gisee da nga yaakaar ne damay bëri ji. Dame Sène. waaw. Nandi Fall. date bi kañ la. date bi le 5 juin la. 5 juin le 5 juin bii ñuy. daanaka dëgmal nañ ko. waaw Habib dugg ci arène bi. donc fas yéene jàppale jeunesse bi. bokk comme promoteur yëpp. valable comme ñëpp. ñëw du pour dugg génn de. ñëw dugg comme ñëpp. imposé wu. imposé wu. marqué fay empreinte. jërëjëf mbokk téléspectateurs yi. Habib Farhat production mu ngoogu waaye di fàttali ne ñaari mbër yi jotoon nañ jàkkaarloo muy diggante Nandi Fall ak ki nga xam ne mooy Dame Sène dañuy dem seetaan ñaari mbër yi ni ñu préparé combat bi dellu siwaat. fu moom na taxaw xaar ma def lépp man maay xale maa soxla dama xaar ma def lépp. li ma koy ñaanal mooy naka yàlla may wér ba bis ba. champion soo ñëwee teelal ñëw. wuy ma duy stade ba mu rembat jàpp ko duma ko daan. daam ngeen mën naa sama rakk mu daan la. saay maa ko jox li mu la daanee. saay jarul daam. saay grave dama fa toj. daam kii koñ ma da nga ñëw caatu waay grave dama bëree dama ko jël 5 tournois noppil waaye bu ma wax loo waaye. moom mi arbitre la ma tournoi ma jël ko. grave dama fa teg sama tànk barki Sëriñ Bamba mosuma daanu grave. grave mosuma fa daanu yow Anaconda moo la fooye bu Anaconda moo la fooye. Anaconda man dalaa fooye. ma ngay ram ma yenu ko ba ci kaw. da nga ko mën a yenu. yow comme yow laa teewoo de. Anaconda dama ko buddi. dama ko buddi ba ci kaw. buddi woo kenn boobu dala fooye dala jox tànk dala fooye. fekkee Anaconda yenu ma ko yàlla bu ma am dara ci koor gi. saay xam na comme jëlu mooy waat. saay jëlu mooy waat bàyyil bu kii xam nañ ko bu arbitre soufflé benn affaire lam arbitre mu daw lamb tànk yi bis boo soxlaa sama tànk mën naa la ko joxal jox ñu bëree xam nga tànk ngay bëree soo ko bëggee ma jox ci la dégg lu ma wax nga jox mbapat ba xam nga baax li ma la ngir lan yeb nañ la si loolu mooy demal bëri ji mbapat ñëw. saay man damaa jëlee lamb simple man damaa jëlee lamb simple damaa jëlee 1 million jëlee nag. jërëjëf gis nga ñaari mbër yi ku ne yaa ngi xas loolu mooy xas ku ne yaa ngi wax li nga bëgg a def ku ne yaa ngi naan bés bi nañu feesal stade bi lu am solo la ku gën a ku ëpp ginnaaw ci ñoom ñaar dañ koy rivalité combat bu rëy la diggante Dame Sène ak ki nga xam ne nag mooy Nandi Fall Mamady ginnaaw bu ñu demee ci programme boobu. ginnaaw combat bu mag bi. yan combat ñoo lañ ci toftal. waaw Alaaji Ngaañ muy combat yu am solo. am na maanaam ñetti spécial yoo xamante ni toftalu nañ ci combat bi bu mag bi mu ngi war na nekk 9 combat ak bu mag bi muy 10 waaye 8 combat la ak bu mag bi muy 9. parce que dañu am ñaari mbër yoo xamante ni benn mbër bi dafa blessé muy Mamady Diouf numéro 2 moo war na daje ak ki nga xamante ni mooy caatu Kër Massar. mais dafa am blessure moom Mamady Diouf numéro 2 ñu ngi koy ñaanal wér bu baax. mais Alaaji Ngañ beneen bi ci toppal bi nga xamante ne mooy combat bu njëkk bi am ci journée ba mooy Ndongolo numéro 2 nekk école de lutte Cheikh Mbaba Alaaji Ngañ mooy daje ak ki nga xamante ni mooy Boy Diop nekk écrit Yaraax. deuxième combat bi mu ngi dox ci diggante Boy Maana mu ngi écrit Rebeuss mooy daje ak ki nga xamante ni mooy Bébé Garga mu ngi nekk école de lutte Boy Sey. troisième combat bi dox ci diggante Boy Sila bu Bosco Sow mooy daje ak ki nga xamante mooy Angola mu ngi nekk écrit Ngunjaan. quatrième combat bi Alaaji Ngañ mu ngi dox ci diggante Tafa Ndiane numéro 2 nekk école de lutte Cheikh Mbaba mooy daje ak Aliou Kassa mu ngi nekk écrit Grand Médine. cinquième combat bi mu ngi dox ci diggante ki nga xamante mooy Papa Sita école de lutte Boy Sey la nekk bu Jaxaay mooy daje ak ki nga xamante ne mooy caatu Ndakaaru Kolobaan mbooloo la nekk. sixième combat bi dox ci diggante Armée 2 bi nga xamante mooy nekk écrit Rogue Énergie mu ngi daje ak ki nga xamante mooy caatu xaar yàlla mu ngi nekk Grand Yoff mbooloo drapeau Ablaye Ndiaye. combat spécial bi nga xamante ni moo cay njëkk mooy caatu Fora Alaaji Ngañ moo nekk ci tarkindaay bu écrit Lamsar mooy daje ak Ardo nga xam ne artiste la mbër la rapport la Alaaji Ngañ Diagne mbër la rapport la moom Ardo mooy daje ak caatu Fora muy combat boo xamante ni wax nañu ko samedi passé mooy daje ak ki nga xamante ne mooy Ardo mooy daje ki nga xamante ne mooy caatu Fora muy combat boo xamante ne combat bu neex la. beneen combat spécial bi nga xamante ni mooy toftalu ci grand combat bi mooy Bada Yande nekk écrit Plateau mooy daje ak ki nga xamante ne mooy doomu Saafeen nekk écrit Grand Dakar mbooloo. noonu la demee Alaaji Ngañ Diagne loolu mooy spécial yi toftalu ci grand combat bi benn combat rek moo ci yàqu. benn combat rek moo ci yàqu te mbër bi dafa doon voyager am benn ndogu boo xamante ni dal na ko.
léegi loolu moo muy tax diggante Mamadou Diouf numéro 2 ak Thiatou Kër Massar Caatu Kër Massar. loolu moo tax voilà waaw maa ngi ko bëggoon a ñu ngi ko bëggoon a remplacer ak ba nga ko bëggoon a remplacer mais dafa fekk ñu régulariser combat yu ndaw yi ba pare ñu ne mënatul nekk loolu moo tax ñu bàyyi ko xanaa dugalaat ko ci beneen journée. Habib beneen journée dañu ko Farhat ciy production. dugalaat bu soobee voilà maa ngi ñëw ak yow léegi ci loolu Habib. ginnaaw loolu combat bu mag bi. diggante Ndandi Fall ak Dame Sène. nga dara jàll ko koo xam ne kii nee naa la. waaw ku xam làmb. wallaahi. ndax mën naa ne diggante nees. ak Lac de Guiers 2 moo ko njëkk a tëgg. ah oui muy Mamadou Ndione. waaw. waaw muy directeur COSEC. di responsable politique. sa diggante ak Mamadou. waaw Mamadou dafa nekk nit ku baax nit koo xamante ne dafa jàpp ci combat ñëpp. mu nekk koo xamante ne li muy œuvrer au niveau de Koursaafi dafa rëy. wax dëgg si yàlla may dugg ci làmb te man képp ku ma xam ne man waa Jas laa. waa Séeréer Saafen laa. ndax sama yaay Séeréer Saafen la. kon donc su may doog a dugg ci làmb dama mun a ànd ak samay mbokk. ndax nit amul kenn ku dul say mbokk. ndegam ñooy samay mbokk nag may dugg ci làmb yaakaar naa ne képp kuy tiitaroo say nit man war naa mën a tiitare samay nit. te Mamadou Ndione bokk na ci ñi nga xamante ne samay nit la ñu mu nekk sama mbokk. kon donc su ma ko dara jëlee combat bu mag ji moo ko moom su ma ko joxul woon sax moo ko moom. lii moo tax ma jox ko Mamadou Ndione. beneen combat bi nga dara jàll ko koo xam ne kii génn àdduna. waaw koo xamante ne suñu papa la woon Aliou Samba Ciss ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana mu nekkoon nit ku baax. wax dëgg si yàlla ma dara jële ko combat spécial bi nga xamante ne doomu Saafeen moo ciy bëri. ndax doomu Saafeen yëpp laa bëggoon dugal ci làmb ji. mais dafa fekk am ñoo xam ne pareeguñu. mais comme am naa beneen journée aussi. loolu weesuwul. moo tax ma ne leen kon ñoo ñu préparé pour combat boobu. donc ma boole ci ma defal ko drapeau boobu. di ko jox doomam bi nga xam ne moom mooy Jibi Siis moo koy représenté ndax kay baay ji nekkatu fi. te Jibi mi ngi fi. moom laay jox drapeau boobu mu représenté. beneen daraja combat bi koo ko tuddee. maa ngi ko tuddee mooy kii doon wax ne Ardo. rappeur la ak Caatu Fora. moom ñoo koy bëre. donc ñoom ñoo koy bëre muy drapeau Doudou Ka. ndax Doudou Ka dafa ñëw. aéroport international Blaise Diagne. AIBD waaw. donc bi mu ñëwee mu duggante ak Séeréer Saafeen yi muy œuvre bi maanaam mu fas yéene leen jàppale. kon donc su may jël ci seen autorité man dama ko ci war a boole. man noonu laay nekkee ak. dañ ko jox AIBD. waaw mu xam ne AIBD dafa nekk ci dëkku cosaan. mu ñëw jaxasoo ak ñëw jaxasoo ak ñoom fas yéene leen jàppale fas yéene leen gunge ci seen mébét. kon xam nga kooku man dama ko war a tuddee. mais su fekkoon ne dafa ñëw. mu lemu wala mu ñëw mu masqué wu kon su boobaa man dama koy masqué. dafa ñëw rek ubbi. waaw ndax man lépp lu may def rek dafa am fu ma koy teg. am na beneen boo dara jaale. waaw am na ku ma dara jël Abdou Ndiaye. Abdou Ndiaye moom sax moo demandé booy bi moo demandé pour ñu tuddee ko drapeau. kooku sax du combat spécial. waaw nee ne Abdou Ndiaye daf koy jàppale. waaw foog ñu tuddee ko drapeau. foog ñu tuddee ko drapeau. maanaam dafa bëgg a daan jël drapeau bi. mi ngi noonu maa dina yomb. ah xëy na du yomb de. xëy na du yomb de waaye parce que combat yi dina métti de. képp ku yaakaar ne dina yomb promoteur immobilier la Abdou Ndiaye. waaw immobilier xamuma ko sax yàlla xam na ko. kon nga xam ne man lépp lu may def rek dafa am fu ma ko teg. xaw ma ko sax. ndax booy bi comme moo ñaan loolu. ñu may ko ko. ñu may ko ko. waaye nag pare naa ci ay kilifa aussi ki mel ni comme le monsieur le maire actuel Cheikh Tidiane Diouf. mu nekk kilifa ca secteur u Diass. donc ak Mamadou Diouf nga xamante ne moom tamit mooy président ànd Benno. monsieur Seck Ndour xamante ne mooy mouvement Seck Ndour sans frontières. Jibi Ciss aussi moom mooy yor wësu baayam. ak ñu bëri ñoom Fatou Ndione responsable APR. ñoom Zator Mbër. xam ngeen ko waaw moom aussi moom mi ngi foofu. di yëngu ci affaire sociale et tout. donc ak Abdoulaye Faye DG Diass Actu. kooku sama xarit la sama rakk la. donc ma boole leen ci yëf yi ak Xaali Diouf nga xam ne moo représenté réew mi. au niveau de la commune de Diass. lan ngay nuyoo say mbokk ci làkk bi appel bi ngay mujj a def. voilà mi kañit mbokkaci saafi ci baax dox ci mi kañit bu baax a baax ngeeɗu ne ko kindu Habib ay ɓofa ay raɗsiɗu yah pour ne ɗu kiimiɗe kohngan besem donc ay ɓeydu ɗu jeen ɗu hun mas ɗu jen ɗu hun ɗu nikino ɗu hay ngan besem
donc bo ka stade ndax besin ko kindu pour ne bo hunna ini woni kino donc may gërëm sama soxna bu baax a baax moo jaar fii waaw madame donc waaw madame mais maa ngi koy nuyu nag waaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax maa ngi nuyu madame nee ko sa papa nee na mu ngi lay nuyu waaw nee ko sa papa nee na nag ndëwaneel li waaw dinaa jël ndëwaneel li waaw incha allah wax ko madame incha allah di ko nuyu bu baax madame Farhat maa ngi koy nuyu bu baax di xale bu baax kon defe naa ne rendez-vous bi waaw rendez-vous bi le 5 la le 5 juin ci arène nationale ci arène nationale très bien bu kenn manqué maa ngi woo waa Sénégal yëpp ñu xam ne bés bi seen bés la bés bi seen bés la ndax Habib seen Habib la man nee naa man awma sens interdit fen donc man su ma amee bés bu mel noonu man damay tàllal loxo waa Sénégal yëpp di tàllal loxo ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ne dugg naa ci làmb ñu ñaanal ma ba ma dégg ci daali di ñaanal ñi nga xamante ne ñoom la kaso caabi féete ginnaaw di leen ñaanal yàlla jàppale leen ba ñu génn ci tolof tolof yooyu di ñaanal woy dawli yi nga xam ne wuy junuñu yàlla xare leen aljana ñi nga xamante dañoo feebar ñu nekk ci l'hôpital yi aussi ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax ba ñu wuyu ji seeni waa kër donc père xam naa ne man awma sa fay dama lay gërëm di la ñaanal di wax kilifay diine yi ñu ñaanal la bu baax a baax di nuyu Baye Abdou Karim Makarim al Ahla sama papa sama xarit sama wëllëre sama soppe man taalibe Cheikh nag taalibe Sëñ Babacar Si la mais kooku sama soppe la wallaay sëñ Abdou Karim ndeysaan keroog bi ñu dajee ca EDK bu Thiès ba sëñ Abdou Aziz Al Amin ñëw sëñ Abdou Aziz dafa ñëw rek mu ne ko damay dem mu ne ko damay dem sëñ Abdou ne ko da ngay toog mu ne ko damay dem ndax xam naa da ngay bëgg ma toog ci kaw te du ma toogandoog yow ci kaw te yow doy nga ma fépp maa ngi dem ndeysaan ndekete keroog googu la yokk cofeelam ci sëñ Abdou bi ñu fi jógee ak directeur général Mamadou dem seeti ko keroog la révélé ne cofeelam ci Alaaji Abdou dafa dem ba di ko miin rek Alaaji Abdou dem baat boobu dafa dawoon sunu yaram keroog sëñ Abdou Karim Mbacke yàlla na yàlla guddal faram di sunu sëriñ di sunu kilifa di ko xam ne toujours mu ngi conseil ci li ñuy def sëñ Abdou Karim ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar foofu nag la ñuy tàggoog Habib dem service commercial l'écran ak fromage bu bees bi nga xam ne moom la indi jox ko population bi mbokk yi ñu dem dellu siwaat sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rek moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. jërëjëf mbokk yi ginnaaw bi ñu ànd ak nag ki nga xam ne mooy sunu sponsor di l'écran wan leen produit yu bees yi mu génne surtout fromage bi nga xam ne dolli na ko ci marché bi muy portion bi am 8 ak portion bi am 24 di félicité bu baax Habib Farhat production aussi ci combat yi nga xam ne ci la ñu jëm le 5 juin. ci arène nationale diggante Nandi Fall ak ki nga xam ne mooy Dame Sène mbokk yi ñu dellu si nag ci plateau bi ñëw nag ak sunu invité ki ñu invité yàgg ngeen ko dégg ak man mu doon sama consultant ñuy waxtaan ci li nga xam ne mooy émission géew bi ci rajo bi ma koy woo muy joxe xalaatam gars yi di ma ko laaj léeg-léeg gars yi dañ koy namm muy koo xam ne làmb kenn dootu ko présenté ci làmb ci xam-xam ci xam ko ci mën koo jàngat ci mën koo toj ci jaar ci àll bi fekk làmbu traditionnel yi dóor yëpp mu boole ko kooku la ñu am tey muy koo xam ne kii di doomi Mbuur bu ñu nee doomi Mbuur nag xel day dem ci Luc Nicolaï Enco mu koy coordonné kooku mooy kan Ray Ba Ray maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Ngañ di am mbégte nag bu rëy. boo xam ne nii vraiment am na fu mu tàmbalee mais xaw ma fan la yem ñëw fii tey pour la première fois war partager ak yow plateau bi ñu war waxtaan ci làmb xam nga dafay neex trop nag waaw may daje ak ku mel ni yow ñuy waxtaan ci làmb parce que xam nga làmb dafa doon ñett
fa nekk démb ak tey ak ëllëg te macha allah li tax may bëgg di toog ak yow ni ngay waxtaane ci làmb ak ni nga koy présenté format bi nga ciy def ñëpp dañ la ci waroon a fekk si pour que làmb gën a mën a jëm ci kanam parce que xam nga làmb dafa débuté nekk cosaan mais muy dox ba yàlla dogal mu nekk industrie mbir nag bu demee ba nekk secteur boo xam ne dafay développé war nañ ko gën a assainir gën ko waxtaanee gën ko xool ci nii nga koy defee di xool lu koy yokk ak lu koy delloo gannaaw ak lu koy bañ a xajamal donc moo tax vraiment may am mbégte trop saa su ne rek di daje ak ndaanaan bu mel ni yow di waxtaan ak yow ci làmb parce que gis naa ne ñu nekk ci làmb yëpp bu ñu la suivroon xëj na tey fi làmb war a àgg ci kanam dina fa àgg yoon woowu nag yaa ngi ci toujours ma ciy lancé appel rek acteurs yi nekk ci làmb yëpp ñu xam ne làmb léegi dafa nekk daal loo xamante ne nii war nañ ko gën a waxtaanee gën ko assainir ba mu gën a jëm ci kanam parce que léegi romb na cosaan man daal am naa mbégte alaaji di kontaan ci yow bu baax nag jërëjëf di kontaan également ci sama frère bi ma fi fekk Mamadi moom it muy frère bu baax di xale bu sonn ci làmb di ko wax ne ko rek xale moom boo yaroo di nga mën a bokk ak mag ñi ndab te it gëstu rek boo gëstoo boo jàngee rek bu yàggee mën nga mokkal jërëjëf Rayba loolu miin ngeen ko ci moom miin ngeen ko ci waxtaan su ma digganteeg moom yàgg ngeen miin ngeen baatam waaye am na loo xam ne muy éditorial bi nga xam ne di ngeen koy am altine bu jot ci seen émission arène sénégalaise ndax wax na ko teg na ma ci yoon bi làmb démb la tey ak ëllëg démb dañ la koy nettali tey nga fekk ko suba nga koy waajal làmb bu njëkk bi loisir la woon loisir boobu nag mooy à partir de 1995 si l'événement Mohamed Ndao Tyson ci la làmb dugg ci professionnalisme dugg ci création d'emploi doon emploi maintenant loolu nag daañu ko toj ci kanam tuuti ndax li waral am mbër yoo xam ne dellusiwaat nañ ci làmb ji buñ ci tolloo maak raay dinañ ko toj parce que booy xool ak l'événement Mohamed Ndao Tyson mbër dugg na ci làmb bàyyi métier def làmb métier bi mbër defee làmb métier c'est à partir de 1995 bu leen fàtte ne 94 la Alioune Sarr ñëw un an après rek loolu déclenché wu Mohamed Ndao Tyson ñëw ak événement boobu ñoom Mohamed Ndao Tyson ànd ci ak ñoom Bombardier ànd ci ak ñoom Yékini ñoom Khadim Ndiaye ñi ngi woon ci biir Moustapha Guèye doon leen gunge dinañ ci ñëw ba ci ñoom Eumeu Sène ba ci ñoom Balla Gaye ba ci ñoom Modou Lo loolu daañu ko toj ci biir pour wax leen li tax làmb dugg ci professionnalisme li ñuy wax nag création d'emploi te réew mi yëpp ne jeunes yi làmb moo ci jiitu ñëpp kon promoteurs yi ñoo jiitu ci créer emploi au Sénégal kon dinañ ci ñëw ci kanam ginnaaw bu ñu ñëwee ci li nga xam ne nag mooy jàngataat làmb ji tënk ko ndax Ray dafa am loo xam ne dafa ñëw ci jamono tey Balla Gaye mode fast track la def fast track bi mooy jël combat di ko préparer signé yeneen ñaari combat loolu tey nan nañ ko mën a jàngatee laata ñuy dem nag ci premier combat Balla Gaye revanche bi nga xam ne moom la war a bëreek Bombardier merci Alaaji parce que xam naa Balla li tax mu def loolu mooy peut-être xam na ne bientôt dina tekki ngembam te làmb toll na foo xam ne xaw na jaxasoo lenn rek moo ma ci xaw jaaxal bu fekkoon dafa amoon adversaire yoo xamante ne nii peut-être amuñu woon avance bu ñu jël ba am combat bu ñuy préparer loolu moom mënoon naa ko gën comprendre mais li ma ci xaw a jaaxal rek mooy adversaire yi mu jël ku mel ni Boy Niang daf ci am combat loolu rek moo ma ci xaw jaaxal mais mbër yàgg na jël avance yu bari téye ko parce que bu njëkk nit daana bëri daanañu bëri samedi dimanche lundi bëri talaata
boobu jamono ko laajoon. boobu jamono ko laajoon. mais ak léegi. nga xam ne toog nañu ci li nga wax léegi 1995 ak léegi booy xool ñi fi nekk ay poids lourds yëpp nekk ay VIP ci benn année benn combat la ñuy bëree. donc mu ñëw jël ci 3 combats nag. loolu am na daal lu ma ci xaw a jaaxal tuuti. lu la ci xaw a jaaxal tuuti. waaw dañuy dem nag xooli combat Bombardier ak Balla Gaye mi nga xam ne moom la war a njëkk a bëree. muy combat revanche ci revanche bi nag ci la jël beneen combat revanche encore dinañ ci ñëw ak benn combat jànq dinañ ci ñëw ñu dem seetaani Bombardier ak Balla Gaye. Sitor mooy arbitre ni ko Mbaye Gueye waxee woon mbokk yi ñu ngi tey dimanche juróom-ñetti fan ci weeru juin atum 2014 arbitre bi sifflé na Adama ban heure jot ñu ngi léewtoo ñoom ñaar ñu ngi léewtoo Balla Gaye Bombardier il est debout Balla Gaye dëgg Bombardier dóor Balla Gaye ngi arrière Balla Gaye Bombardier jàppante nañu Balla Gaye Bombardier daan na Balla Gaye daan na ko Bombardier daan na Balla Gaye daan na ko Bombardier daan na Balla Gaye spécial waaw mais nii la adduna déedéet mbokk yi seetaan nañu combat bi raay gis nga Bombardier daan Balla Gaye ci fraction de seconde. mais état bi ñu bëree ñoom ñaar lan nga ci jàng. waaw mais xam nga ngañ instant bi loolu dina naqaree wax. parce que tamit booy xool combat la boo xam ne mu ngi amoon je crois le 8 juin 2014. waaw mooy état bi ñu yor. waaw ci état boobu ñu yor. waaw xam naa ne dina naqaree wax mais xam naa ne daal. waaw ci état bii ñu jëm. waaw moo doon gën a neex a waxtaanee. non état bii laa wax. bi ñu toll nii état bii ñu bëree ñoom ñaar. bi ñu bëree ñoom ñaar. waaw est-ce que état bii mooy bi ñu war a bëree bii di ñëw. non je ne le crois pas parce que dina am leneen lu bees. xam nga combat bi revanche la. revanche la waaw. xam nga bii dafa nekkoon combat jànq. waaw dama gis ba Bombardier dafa direeku. waaw te bi mu direeku dafa fekk Balla Gaye bi nga xam ne dafa stagné. waaw bon xam nga. Balla Gaye bi muy bëri ak Bombardier c'est parce que dafa nekkoon favori. En même temps moo nekkoon moment boobu si je ne me trompe pas roi des arènes. donc combat la boo xamante ne nii li nekkoon ci moom ci charge ci kawam xawoon na 10 parce que bi mu renversé Yékini 22 avril 2012. waaw dafa daje ak Tapha Tine. waaw daan Tapha Tine. ci la Bombardier nag ñëw ci kawam. mooy ascendance ci moom. waaw et puis du yomb trop ci ñetti mbër yu mel nii Bombardier. waaw Yékini. waaw Tapha Tine nga tegle leen ci benn ligne daan leen. day jafe donc Bombardier mu ngi woon ci yoon di dellu si waat. jàng na Balla Gaye nag parce que bëre bi boo xoolee bëre bi. di nga xam ne Bombardier dafa étudier adversaire am daf ko lire. waaw Balla Gaye souvent doonul woon bëree nii parce que doonul woon taxaw souvent daf doon dem aussi ci kaw adversaire yi parce que attaquant la. waaw looloo tax ma laaj la ndax état bi mu bëree physique bi mu bëree est-ce que. non physique bi moom ngañ boo bëggee dégg-dëgg. waaw du woon physique boo xamante ne nii parce que dama ci bëggul ñëw parce que li xewoon xew na mais du woon physique boo xamante ne nii. physique gu Balla Gaye la woon. parce que Balla Gaye xam nañ ne même bu deful 120 kilos. bi muy gën a nekk xale am na doole ji poids lourd yi am parce que muscle bi dafa dëgër. te dafa am téye. te pour nga doon mbër. foog nga am téye donc Bombardier étudier na ko liir na ko dox na ci kawam def na appel ci kawam mépp na ko xam ne Balla Gaye bi parewul tey pour ñëw ci kawam. voilà. mu jam ko gauche yëg ko droite. mu def retrait. Balla def retrait. mu répété action bi. Balla di moytu mu daw dajeeg moom. donc Bombardier xamoon na ne Balla Gaye bii tey étudier na ko étude boo xamante ne def na ko ci kawam amul tey fu mu mën a jaar ba du ko dox ci kawam parce que Bombardier boo xoolee ni mu taxawee ak ni mu bëree. da ngay xam ne même kii sax xeex moo ko gënaloon bëre bi.
moom Bombardier. waaw xeex la ñëwee woon. xeex la ñëwee woon. mais Balla aussi ak expérience bi mu am. bi Bombardier njëkkee dégager gauche droite bi xam na ne moom bu xeexee tey du baax. donc aussi c'est un bon technicien. gis nga beneen droite Bombardier bi mu ñëwee dafa wàcc coup bi jàll. mu daw ñu daje ñoom ñaar. gis nga daje boobu ñu daje nag. te deful retrait de corps. moo waral bi ko Bombardier plaqué wéeru ko. mu teg hanche. dafa dem. donc combat la boo xam ne yàggul mais li ci nekk ci tactique. ci li ñu bëree dafa bari. mbokk yi moo doon diggante premier combat Bombardier ak Balla Gaye Bombardier daan ko jël bu set wecc kon ñu jëm ci revanche ñoom ñaar revanche bi nag yàlla ñu si bakken yóbbu incha allah dinañ ko gën a yaatal waaye Balla Gaye ci loolu dafa signé contrat beneen ak Boy Niang ñu xool contrat boobu dellu si waat. moom tamit dafa dugg Pikine daan suma ay mag moom keroog bu muy bëree Boy Seye maa ngi fàttaliku nekkul ne dañu war a bëre moo tax ma wax waaye jour boobu dafa daan Boy Seye ma am ci lu ma metti lool parce que Boy Seye sama papa moo ko doon entraîné Père de Gaulle moo yoroon Pikine mbooloo temps yooyu ba may dem maa ngi fàttaliku mbër yi dañ ma dugal seen suuf tànk yi parce que bu ñu compté dañuy ëpp ba ma dugg ci làmb ji yàlla dogal mu daan Boy Seye ma am lu ma metti ba parce que Boy Seye dafa ma jege woon nekk suma grand par exemple su ma pare woon entraînement su mooy ma téeméer dama jëndal cere donc ku mel noonu boo ko gungee làmb ñu daan ko dafa am lu ma metti trop te tamit ku bëgg làmb rek xam làmb rek di nga xam ni combat bu neex la dëgg-dëgg waaw moom du ma may dara te man ñaanuma ko dara waaw te amul négociation suñu diggante. làmb moom bu jotee nga war a bëre ku mu mënti doon rek dina jot. mook Sa Thiès ay jeunes la ñu woon nekk ci yoon nekkoon combat déclenchement yàlla dogal tey may ko ci ndam donc mu ñaanal ko mu jig ko te jig na ko macha allah moo waral lii lépp aussi. man pour te dire moom la man géej waaye sax ma fa toog lu bëri Père Bourkhane mi ba may nekk xale bu ndaw laa xam. garage Ngouda garage ñoom suñu papa grand Zagou moom xam na ay grand Balla kon moom xam na fu ma yoroo donc xam na ma bu baax. Boy Niang xam naa ko bu baax ndax yàgg naa seeti Zine Ndaw sama benn xarit bu nekk foofu boobu maa ngi doog a débuté 2006 2007 yor sama benn 405 bu ma leen rombee foofu léeg-léeg dañuy entraîné romb foofu ñu toog vraiment mu respecté ma jox ma cër nuyu ma ñun tamit ñu koy encouragé bi kon bu yàlla dogalee tamit ñu war a bëre lii lañ ko doon ñaanal yàlla parce que làmb aussi tam boo ci nekkee sa papa nekk ci bëre ba réussir yenn réussir yi donc li ko dal moo ma dal donc vraiment lii la ñu séntu woon. ñoo ngi koy ñaanal yàlla may ko jàmm defal ma ko ba jour ba ñun neexal li nga xamante ne mooy làmb ji parce que Sénégal ñoo ko soxla woon. aouzu billahi min asheytaani rajim la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim macha allah la qawla wala quwwata illa billah ñu ngi ziar ñëpp ah. dama mës a déplorer ni Balla daanu ma mën na ma daan ci ay këyit mais jusqu'à présent loolu mënuma ko nangu parce que nag mbër boo ko daan malgré que booy boole ci ay palmarès da nga naan dañ naan Gris Bordeaux Balla daan na ko mais man en âme et conscience au profond de Gris Bordeaux dama ko mës a déplorer yàlla nag may nuñu nag ñu war a bëriwaat def laa bel dama mës a wax ni mbëri boo koy daan da nga koy dóor mu daanu war nga yenn ko ba ci kaw dóor ko suuf loolu la ñuy jàppee mbër bu daan kon ko nag suñu père indiwaat na ko gars yi yàgg koo laaj sama supporters yi fu ma tourné ñu ne mais xaftaan dafa war a tooy yàlla indil na loolu kon boog ñu ngi sant yàlla bu baax pare nag pour waaj pare pour woo Ndakaaru woo fukki penc ak ñaari ci Ndakaaru. père li nga def nii xàlliwaat nga beneen yoon bu bokkut ak li nit ñi doon xaar ci yow ndax dañ koo cons dañoo bëree xeex gi mu génn saako yi 3 fois. donc man du man maa ko génne du moom moo génne boppam. règlement moo ma jox victoire mais comme ni ko gars di waxee ndam noo ko amee baax na xeebu ma ndam bi mais gënalu ma. on dit la vérité musuma bëri combat bu yàggee noonu musuma bëri aussi tamit combat boo xam ne jeexul ci ay minutes donc nag vraiment bëgg naa bii moom kon ni ko sama maam daan defee forêt douce ba attends photo bëgg naa ko ci kawam. waaw mode fast track bi may wax ci Balla Gaye moo nekk noonu doyalul loolu ñu indilaat ko Gris Bordeaux beneen revanche
te moo Gris Bordeaux bëre woon nañu bëre boo xam ne parce que bi muy jël Gris Bordeaux boobu dafa fekk mu jóge ci war a defarwaat gis ngeen combat bi ni ko Balla négocier ba fexe ba am ci victoire par tapis vert ñu war leen dellu soit ñoom ñaar Gris Bordeaux d'abord ak Balla Gaye encore revanche. gis nga liñ doon waxtaane léegi ngañ gis nga Balla Gaye Bombardier ni Balla Gaye ñëwee ci làmb jooju man ci sama gis-gis noonu la ñëwee ci combat am ak Gris Bordeaux mais Bombardier ak expérience bi mu am ak sañ-sañam parce que Bombardier ak loo mën wax ci moom du xaar. waaw du xaar waaw. même buy daanu. même bu xamee ne day daanu. amul recul. du reculer du xaar. donc loolu moo tax keroog man dama jàpp ne ci diggante Balla Gaye ak Gris keroog ak un peu de sañ-sañ rek. waaw Gris génn ci gagné combat bi génn ci waaw. mais dafa dem ba ci biir mu téye boppam def calcul parce que aussi moom it fi mu jóge woon la. waay. donc moo waraloon peut-être combat boobu demee noonu. mais seen combat bi di ñëw am naa yaakaar ne dinañu nag bëree. parce que xam nga jóge ci Modou Lo. mu daan la. nga dem ci Balla Gaye nga xam ne fu mu téye Modou Lo daan ko xam nga kooku muy triangle bu doy waar. voilà loolu tamit def naa moom la Gris bëre waale. Balla aussi jóge ci gàddaay. waaw donc ñëw aussi peut-être il était pas physiquement à 100%. bi mu ñëwee tamit mu bëree. teg jom rek xam ne affaire bi kiiwul mu garder boppam. parce que loolu tamit ci mën a bëre la bokk. waaw parce que genn góor daf ma ne woon bëre saay boo jàppee mu diis na nga bàyyi mais booy bàyyi tamit na nga bàyyi ci fulla ak ci ngor. donc bi mu forcé xam ne tey jii xëj na fii la man yem ci biir bëre bi. techniquement mu gérer boppam fexe ba génn ci combat bi Gris aussi bi mu demee ba xam ne kii muy dajal mbër la. te peut-être moment bu ko forcé mën na ci am lu ko naqari moom it mu xam ne dafa jógee ci bés boo xamante ne nii bés bu mag la woon te daf ko ñàkk mu garder boppam loolu moo waral sax combat boobu tey jii. moo waral sax ñoom ñu tëggaat seen combat parce que aussi ni ñu bëree la. mbokku téléspectateurs yi ginnaaw gis ngeen nag ñaari signature yooyu nga xam ne Balla Gaye def na ko. laata combat boobu Mamadi. defe naa làmb ji est-ce que lii mooy indi làmb ju sàjji mbala am na leneen lu ñu ci mën a jàngat. jërëjëf Alaaji Ngañ lii mooy indi làmb ju sàjji comme ni nga ko waxee wax ci seen kanam nag dina jafe trop parce que le professeur bu toll ne Alaaji Ngañ nga toog ak moom ak connaisseur bu mel ni Ray pour nga wax ci seen kanam dina jafe mais nag ñu jéem rek ci li nga xamante ni jàngal nga ñu ko. mooy làmb ju Sadio yaakaar naa ne Alaaji Ngañ lii avancement la ci wàllu làmb am na ñu bëri ñoo xamante ni ñu ngi koy critiquer 3 avance yi ak 2 avance yi avancé lu làmb ak ay affaire mais pour man avancé na làmb Alaaji Ngañ parce que koo xamante ni daan nga début làmb moom Balla Gaye numéro 2 bëri na ci 6 combats 6 combats 6 victoires. mooy at yi mu njëkk ñëw ci làmb at yi mu njëkk ñëw ci làmb. parce que le 2 janvier 2005 la daan Samba Lawbe 16 février 2005 mu daan Dame Kandji 5 février 16 janvier 2005 mu daan Dame Kandji 5 février 2005 mu daan Papa Sow 17 avril 2005 mu daan Bolo 19 juin 2005 mu daan Mame Gor Diouf 31 juillet 2005 mu daan ki nga xamante ni mooy Saloum Saloum muy 6 combats 6 victoires. li ko daal dafa dal Modou Lo ñëw 2006 ci làmb 4 février 2006. 2006 boobu mu def 5 combats moom itam 5 victoires kon yaakaar naa ne ki def loolu boo ñëwee jël yeneen 3 avance Alaaji Ngañ yaakaar naa ne kooku du la jaaxal ci làmb beneen bi 2007 2008 mu bokkoon ci benn kalaf moo ko Ousmane Diop Mbaye Diouf ak Coly Faye comprendre nga ak Boy Sey préparé leen bu baax ñooñu ñëpp mu daan leen daal di dem final ci benn ngem kon yaakaar naa ne ku def loolu yaakaar naa ne lii du la jaaxal peut-être boo ko waxee nag xam naa dinañu ne état boobu ak temps bii bokkul mais pour man jël na ko dem na liggéeyi Alaaji Ngañ loo xamante ni lu am solo daal la ci làmb Ray wax na ko léegi parce que moom yaakaar naa ne wàllu carrière am mu ngi ci 16 ans de carrière bu mu juumulee comprendre nga Balla Gaye numéro 2 li ko dese kon bariwul kon bu gisee occasion bu mel ni daf ko war a jël pour exploiter ko dina ci génn ndax du ci génn nag loolu mooy wax bi Alaaji jërëjëf dina ci génn ak du ci génn Mamadi xam naa ne Moustapha Gueye bi mu ko defee génnu ci xam nga Moustapha Gueye jël na fi 2 avance ak Balla jël na ko fi mais gis nga génnu ci woon mais nag fi Moustapha Gueye jële woon Lac de Guiers ak Balla tolloogul foofu ndax Balla dese na ndaw te it dem na defaru ji mi ngi France
fa nga xam ne bi papaam di dem Jeux olympiques fa la defaroo ji woon fa la delluwaat mooy bi mu préparé Gris Bordeaux loolu mi ngi ci kanam dinañ ko topp waaye ñëwaat ci beneen programme boo xam ne ci événementiel la bokk diggante Siteu ak Papa Sow Siteu Papa Sow daanaka bu dul woon feebar bi nga xam ne mooy corona bi yàlla na ko fi yàlla gën a jële kon ba léegi waxatuñ ko kon ci beneen combat la ñuy wax ñoom xale yooyu mais gis nga li yàlla indi ñu nangu ko ñoom it di xale yoo xam ne yii waxtaan ak ñoom rek plaisir la waxtaan ak Siteu plaisir la waxtaan ak Papa Sow plaisir la waxatuma nag ki nga xam ne moo ko tëgg di Pape Abdou Fall kon dañuy delluwaat nag combat boobu ndax ñu ngi ko jàpp le 1er août 2021 ci arène nationale am na lu ñu waxante woon te face à face bi nga xam ne moo tiimoon combat bi ñu dem nag yeesalaat ko dellusiwaat ci plateau bi. bis bi dafa nekk bis boo xamante ne yow kafeewu ma ko fooyewu ma ko ku ma ko nar a yàqal ma teg la fii kafu ma ci réewu ma ci dëgg ma mag buy tëdd heure di lekk heure di yeewu heure tuxoo naanoo demoo fenn yaakaar naa di nga am fraîcheur de. yow li nga bëgg da ngaa xam fu mu nekk ñëpp nee la mënoo fa dem ngay raam di cogti di yolli di def di jéem muy métti xam-xam mi taxaw ngay xuus di jaar di tëdd heure nekk Baay Faal gëmuma succès gëmuma xaalis gëmuma dara kon googu làmb ji moom est-ce que war na ko ñàkk. voilà dégg ngeen ñoom ñaar ku ci ne wax na li ko combat bi jaral kii nee na ko ndegam yow la ko jaral ngay mag man mu jaral ma ko muy ndaw waaye gis nga Papa Sow it nee na ko mag mu am hygiène de vie waaye gis nga ni ñu àlloo ñoom ñaar ray Siteu Papa Sow. non combat bu neex la gañ parce que Siteu aussi vraiment boobu ak léegi nag mu ngi am problème pour décoller. maa ba mu ñëwee ci gars yi parce que maa ngi rappelé wu digganteem ak Sa Thiès. Sa Thiès waay. moment bu ñëwee rek pour yéeg day am ci diggante bi tolof. mais je crois que combat am ak Zos. daf ko relancer. avant Boy Sey d'abord. avant Boy Sey. waaw mais am naa yaakaar ne ci combat bi aussi. mën na ci relancer waat. mook Papa. parce que bon Papa dëgg la certes. am na expérience yàgg na ci làmb. et puis ndaanaan la mën a bëre lool nag. mais je crois que daal Siteu ak jeunesse am. waaw war na mën a am loo xamante ni dina ko andi. Papa Sow nag neexul daal. parce que taay bi mu amee. waaw bëre bu ëpp boobu dafa nekk ci taay bi. ci taay bi. waaw booy xool comme booy bambara rek. waaw. parce que. ñaareel ci mbëru ndaama. waaw barewul mbër mu ciy bëre ak tànk. te moom non seulement dafay song mais dafa mën a bëre ci tànk yi. dafa mën a bëre ci tànk yi. barewul tamit ci ndaama. waaw mbër mu ci am arrêt surface. te moom am na arrêt surface. waaw. loolu. waaw li tax nag mu man nekk ci moom. mooy fi mu màggee la ci keppaar gi mu tàggatoo. xam nga tamit mënoo nekk écurie Fass à l'âge très jeune. di côtoyer ndaanaan yi fa nekkoon yëpp. te loolu moom. doo ko man di doomu Boy Sow. waaw di nga non seulement di nga xam ndoxtu. lépp lu mbër di nekk ci boppu mbër. pour mu mën a def li mu bëgg a pratiquer ci biir géew mu ngi ci boppu Papa Sow. mais taay ba moo ko xaw handicapé tuuti. xam nga fecckat ba dafa waxoon benn bés ne man sama bopp di li ci nekk ci pecc. waaw bu ko samay cër nangu woon waaw. kon ma toj àddina bi. kenn du ma dàq a fecc. loolu laa bëgg expliquer. waaw loolu nga bëgg a leeral. donc combat la boo xam ne daal. Siteu na xam ne Papa Sow aussi mu ngi jëm mag. mais aussi dese na doole. te mbër mu mën a bëre la. te moom aussi il est temps Siteu mu prouver nag parce que xaleel la ñëw na mbooloo topp ko xoromu làmb la. làmb bëgg na ko. am na ci moom yaakaar. mais nag ni ma ko gisee année yi ñu génne ci wàllu entraînement ci muscle bi. morphologiquement ni mu taxawaate xam naa ne kii
dara mu ngi ci moom. mi ngi màgg. Papa Sow nag am na arrêt gauche. surface. arrêt mais surface. Siteu gis naa ko muy dóor crochet gauche boo xamante ni mbër muy dajeeg moom jamono bii te mu sut la. na nga ko moytu. parce que loolu moo daloon sos ci gauche. moom la daloon sos ci gauche bi Papa Sow di fàttali daje na ak Balla Gaye daje na ak Lac de Guiers numéro 2 daje na ak Nees luur yooyu yëpp daje na ak ñoom mu xaw leen sut génération tuuti ndax Papa Sow daanaka ci jeexitalu ñoom Zos la. te daje na ak Zos. daje na ak Tonnerre. champion yëpp Papa Sow daje na ak ñoom ak sant ak ñing voilà daje na ak ñoom ndax buñ la nee bëri na ak Alamdar. loolu ça veut dire que am na vécu ci làmb. loolu mooy Papa Sow ak ki nga xam ne mooy Siteu te Pape Abdou Fall war ko organiser le 1er août ci arène nationale mbokk yi yéen a ngi seetaan seen émission arène sénégalaise ci TV di leen wax ne rek lépp loo xam ne lii programme mu làmb la boo leen ñu ko envoyé ak Mamadi dinañ ko jàllale surtout lutte traditionnelle bi ak fu nekk ci àll bi rek nañ ko envoyé incha allahu rabi dina am numéro boo xam ne dañ leen ko jox. boo xam ne ku am programme indi ko ndax promouvoir làmb moo ñu fi téye jàppale làmb moo ñu fi téye mbokk yi demaloon nañ leen nag Joal. Joal dëkk bu mag di dëkk bu rëy di dëkk làmb yaakaar naa ne raay foofu am na champion yu ñu fa mën a fàttaliku. waaw fa la góor gi Babou Dieng dëkkoon. fa la góor gi Léopold Sarr dëkk. fa la Antoine Ndong Tony dëkk. fa la ñoom Laurent Doba dëkk fa la Ambroise Sarr presque lukkee ko parce que Ambroise nga dëkk Palmarin. may waxtaan barki démb ak benn kilifa bu mag ci wàllu làmb bi ñuy fàttaliku historique ñu wax ba àgg ci Ambroise. ma ne ko Ambroise peut-être carrière bi mu def ci bëre dóor bi ma nga def Yékini defu ko. waaye moom dafa am carrière internationale. parce que Ambroise dafa nekk xale booy xool en 1975 la démarré carrière bëri dóora mu nga njëkk a bëri arène ca Thiès. mais dafa teel a ñëw équipe nationale. doon champion d'Afrique plusieurs fois def na Montréal 76 parce que dafa participer Jeux olympiques yu bëri. def na Montréal 76 def na Moscou 80. ànd ak Modou Pouy. def na Los Angeles 84 def na Séoul 88 92 Barcelone 92 Ambroise moo yóbbu équipe bu Sénégal comme entraîneur. te depuis boobu ak léegi il est à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. ci longévité. may waxtaan keroog ak benn nit mu ne ma Arsène Wenger bi mu nekkee Arsenal peut-être moom rek moo am. xaw am boobu diir. waaw. ci palmarès bu toll noonu. kon foofu champion dafa yàgg jóge Joal. ba gis nga en 97 bi Yékini ñëw arène Sénégal fekk 96 mu jóge chef de l'État daje fa ak Zallo ca Fatick. fa la ko Amadou Kati Diop supervisé. andi ko écurie Ndakaaru. 97 ba 22 avril 2012 ñu koy soog a lëng. ñu koy doog a lëng mooy. kon dëkk boobu waaw. dëkku champion la kon bu amee làmb rek war na am làmb. dinañ fa dellu si waat ci Yaxya Diop Yékini ci jeexitalu émission bi waaye dañuy dem Joal foofu nag Boy Niang moo fa daje ak ki nga xam ne mooy Tapha Tine muy seen première face à face ak Leewtoo production. jërëjëf ginnaaw bi ñu jógee Joal dégg ngeen ray ba li mu leen historique gu Joal ba ñëw ci Ambroise Sarr di entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal
muy dëkk bu mag dëkk boo xam ne bii ñëw nag ba nga xam ne champion yëpp ba ci Fadiouth fi nga xam ne fa la màng dëkk ak Robert Diouf ñoom ñëpp champion yu mag yooyu nga xam ne daañ ci ñëwaat ci yeneen émission gën ko yaatal jëm nag ci Dalingkoor gi mooy coow li làmb ji nga xam ne Sénégal gépp àdduna gépp moom la ñuy waxtaane tey doomu Falaye Baldé ji ak kan Modou Lo guddul rëyul waaye moo lëjal luur yi ka daje woon ak Bombardier daje woon ak Balla Gaye Modou Lo ma daje woon ak ki nga xam ne kii mooy Gris Bordeaux Modou Lo mi daan Eumeu Sène ci benn ngemb aller retour daan Gris Bordeaux aller retour ci benn ngemb moom la Ama Baldé di dajal kan mooy Ama Baldé doomi Falaye Baldé wax nañ leen ko léegi rek Jules Baldé waree Pikine gépp ànd ak moom mu war a dajeek nag ki nga xam ne kii mooy Modou Lo kan moo ko tëgg Luc Nicolaï & Co ray combat boobu programme bi yoon wi yàgg na waaye dëkkmal nañ nag bunt bi sant yàlla d'abord nga xam nga combat bi yàgg na contexte bi moo taxoon mu demee noonu mais sant yàlla d'abord régulariser nañ ko semaine ba la ñu génni ça fait presque léegi mu mat def 20 jours mu war a am le 25 décembre fii ci arène nationale am na ñu ne xaju fa nag dinañ ko fa xajal de déet am na ñu ne daal xaju fa mais balaa ñuy ñëw ci commentaire bi da nga may rek ñu ñëw ci extrait bi nga xam ne am nañ ko ci Luc Nicolaï ci li nga xam ne mooy manifestation bu njëkk bi nga xam ne moom mooy am ci combat boobu ñu ñëw dellu siwaat nag ci yaatal combat boobu ñu dem ba Mbour dimanche la woon ca fa nga xam ne mooy ca Nianing fekk fa Luc Nicolaï mu wax ñu combat boobu kañ la date bi ak fan lañ koy defee. xam nga ne musuma tuddee làmb politicien mais moom dafa di beneen affaire bu ne ci moom dafa am lu ma gis ci moom lu ma musul gis ci politicien moo tax ma tuddee ko li ma ko tuddee nii te rëccuwuma ko ndax dama ko sargal delloo ko njukkal waaw te mérité na ko te mérité na ëpp lool te sama compagnonnage ak moom du yem fii dina gën a sore lii incha allah di leen wax nag ne am na scoop bu ma leen dencal di leen wax ne premier jàkkaarloo Ama Baldé ak Modou Lo ma jox la ko le 3 juillet ca stade Bakaaw Gambie. nañu xaar xam nga làmb ji jeexagul léegi nga gis ko xanaa mu dogali ñëw. jërëjëf Luc Nicolaï & Co di ko félicité moom it di ko ñaanal yàlla gën koo jàppale ndax ñoom. c'est des bailleurs de fonds ci làmb ji ku mel ni Gaston Mbengue ku mel ni Luc Nicolaï làmb du ko fàtte ku mel ni Petit Mbaye làmb du ko fàtte ku mel ni sëñ Modou Niang làmb du ko fàtte ba seeni rak Abdou Aziz Ndiaye ba ñi nekk tey Abdou Fall Pape Abdou ak ñu bari ñoo xam ne jaar nañ ci làmb ji ñoom ñëpp di ay bailleurs de fonds mooy li ma doon wax ci njëlbeenu émission bi ñoom ñoo njëkk a nekk créateur d'emploi au Sénégal ci jeunesse bi ñoom ñoo gën a njëkk a nekk créateur d'emploi ci Sénégal ak jeunesse bi loolu day loo xam ne kenn mënu ko fàtte ci làmb ji kenn mënu ko fàtte ci Sénégal xale yu bari ci seen loxo lañ jaar kon Luc Nicolaï ñu ngi koy ñaanal yàlla mu yeggali combat bi ak combat boo xam ne rek mu ngi sunu kanam di ñaanal promoteur bi yàlla may ko mu yegg Modou Lo nga ne xaju fa ci arène nationale bi ray ak Ama Baldé lan mooy coono bi foofu. waa xam nga ngañ combat boobu. waaw. Sénégalais yi yàlla dafa dogal dañu xam làmb te combat boobu boo gisee coow li bari dañu bokk génération. waaw mais xaw am lu leen uutale tuuti ci jaar-jaar yi parce que xam nga Modou en 2006 bi muy ñëw. waaw dañu ne poids léger la. waaw léger waaw 2006. amul doole day am sax jafe-jafe ci poids lourd yi. mais 21 mars 2010 bi ñu koy jox Balla Gaye dafa fekk Balla Gaye presque nekk poids lourd Modou nekk poids léger ñu daje mais li leen boole woon du woon làmb moo leen boole woon mais contexte bi nga xamante ni moo leen waroon ci wàllu fan si club ci wàllu dendale. moo taxoon combat boobu taxaw. rivalité boobu. mais rivalité boobu amoon seen biir. moo waraloon combat bi taxaw mais bi combat bi taxawee Balla était favori presque à 80%.
bi ma waxtaanee ak benn góor ma ne ko pourtant combat yi fi jaar bari na Sénégal yàgg nañu am combat yu mag mu ne ma mais combat bi daf may fàttali combat Robert Mbaye Guèye 2 février 69 bi ko Mbaye Guèye di renverser Iba Mar mu ne ma parce que dafa fekk Robert doon champion confirmé daan góor ñëpp confirmé Mbaye Guèye jógee armée 68 mu xeex ak Sa Ndiambour tudd Tigre de Fass 69 ñu jox ko Robert muy ma jël Mbaye Guèye def ko Ama. waaw Mbaye Guèye nga def Ama Baldé. waaw jël Modou Lo def ko Robert. waaw. parce que Modou Lo xam nga c'est un jeune lutteur boo xamante ne ni bi muy ñëw amul doole mais il est confirmé parce que dafa ñëw engagé. gëm boppam ba nekk roi des arènes. parce que ba agsi fii xam nga Bombardier Modou Lo yóbbu na ko ci docteur bi. ba nekk roi des arènes. ba xëy tey même ñi ko daan ñi leen daan mu daan ñooñu. pour devenir roi des arènes. oui. donc nag ba pare Ama war a dajeeg moom. ci moment bi muy takk ndobb roi des arènes. te booboog léegi Ama amul buntu boobu parce que dama rappelé wu Boy Naar dafa daje ak Pakala Mbour. Modou Lo ñëw di bàkku Ama sànni ndënd yi ne ko fii doo fi bàkku. ca boobu jamono ca boobu damagu ko. te boobu Ama daanagul Tapha Tine. waaw boobu Ama daanagul Malick Niang. mais li ma jaaxal mbër mu mel ni Malick Niang. waaw Ama daf ko corriger. waaw ci façon bi mu ko freiné. ak fi Malick Niang tollu woon. donc mbër moomu. kenn mënu ko daan ci jamono bi ñuy def beneen calcul ci ndax mën nga daan kii wala mënoo daan kii. freiné Tapha Tine. ci manière bi mu ko daane. bi mu ko daane encore. dugg ci gardam xeex ak moom osé di ko tooñ di génni ba Tapha di répondre mu wàcc nànk coppati ko. pare Dakar ko dem ñibbi. kooku nag bu dajeeg Modou Lo ñu tolloo ci taay. waaw ca Robert ak Mbaye Guèye dañu tolloo woon. waaw tolloo ci taay. tolloo ci gannaaw. waaw mais ngay loolu xam nga Sénégalais yi tamit doo fu ñu xam nañu làmb. mbokk yi tey làmb la tey nag dañu bëgg a toj tey dañu bëgg a tas ngeen comprendre làmb ji parce que làmb ji boobu ba léegi comprendre gu leen ko dañu bëgg nag ngeen comprendre lan mooy làmb ji xam nga tey indi nañ ko ci Mbaye Guèye ak ki nga xam ne mooy Robert Mohamed Ndiaye loolu lépp nee naa leen làmbu démb yi day dellu soit léeg-léeg ci boo fekkee làmb day dellu soit ci commentaire Mamady nan nga gisee ñaari xale yooyu. waaw muy lu am solo Alaaji Ngagne Diagne diggante Ama Baldé ak ki nga xamante ne mooy Modou Lo Modou Lo nee naa bi muy ñëw ci làmb ji Modou Lo la tudd Alaaji Ngagne mais dafa dem ba ay tur yu bari dab ko ci li biir làmb. bu ko ci njëkk a dab. ñu tudde ko le Roc des Parcelles. ñu ne déedéet waaye ñu tudde ko xarañ. ñaari tur yooyu daf ko dab ci làmb. xarañam ak mën a bëre moo ko may ba noppi. Alaaji Ngagne bu fàtte ne Modou Lo mooy xale bi ñëw 2006 ba noppi dajeeg 3 générations yoo xamante ni am na ñoo xamante ni mag nañu ko lu bëree bëri muy génération 93 95 98. ñoom la dajeel. moom maanaam Kayre xam nga génération li ñu gëstu mën nañu ne fekkewuñu ko mais jàng nañu ci sa classe gi loo xamante ni am na lu ñu ci xam. Kayre ñëw génération 93. Kayre Moustapha Guèye la Marcel. très bien voilà mu ngoog. mu daje ak Kayre dóor ko mu daanu daje ak ki nga xamante ni mooy Bombardier ñëw 4 avril 95 ci làmb kon day nekk 2 générations léegi 3 générations moo ko troisième génération bi mooy diggante Eumeu Sène ak Gris Bordeaux. waaw Gris Bordeaux ngi ñëw 97 ci làmb Eumeu Sène 98. mu daan leen ñoom ñëpp. léegi dese 4e génération mu dese 4e génération. téyel ma ko foofu. téyel ma ko foofu parce que bëgguma nga fecc ëmb bi. waaw kump bi laay bañ nga fecc ko. waaw parce que bu fóot bët rek da ci rocceel bar quoi bu ma waxee ci Modou Lo ba pare ñëw ma ci Ama Baldé rek day Ama ci benn baat. waaw Ama ci benn baat xam nga moom yàggul ci làmb. Modou Lo moo ko jiitu tuuti. 2009 9 novembre 2008 la ñëw ci làmb. moom Ama Baldé 9 novembre 2008 ci làmb. moom itam ba mu ñëwee ba léegi am na ay moromam yoo xamante ni ñëwoon na ak ñoom ba léegi am na loo xamante ni wane na ko moom itam daan génération yoo xamante ni ñoo ko jiitu ci làmb parce que comme ni ko Père Ray waxee léegi ku daan Malick Niang daan Tapha Tine daan am victoire ci kaw Gouye Gui daan sos kooku yaakaar naa ne yow itam cette génération am na loo xamante ni yegg nga ci foo xamante ni yegguñu ko ci. coow loolu jeexagul muy combat bu neex ba noppi ñoom ñaar ñu am fu ñu daje woon Alaaji Ngagne Diagne mu am nu mu fa demee acca demal. jërëjëf ñu daje am fu ñu daje woon xam naa day dellu ci mbappat mi ñoom ñaar dañu yàgg wërante yàlla dogal seen combat taxaw na Luc Nicolaï Enco di ko tëgg waaye dafa am loo xam ne nag dafa xewaat ci làmb ji mooy dem dikk. waa dem dikk bi ci làmb ji te Gaston aussi bokk ci ñu ko propulsé
ma ne li mu fi bàyyi woon la fi fekkaat li mu jiwoon moom la ñëwaat jébbil parce que Zoss retour Zoss dañuy seetaan benn combat su dellu si. Zoss daw na ci kawam Zoss dox na ci kawam Zoss dox na. waaw Zoss nang Gouye Gui jàpp na Gouye Gui Zoss jàppante nañu 9 secondes. waaw xam nga si Gouye Gui Zoss jàppante tey jatul de. tey jatul. jatul de. may ko mu jat mayu ko jat bi Zoss bal na ko loxo ya Zoss bal na ko loxo ya ñaari loxo yëpp bal na ko Zoss ak Gouye Gui attention kurpañ dalagul dañu bëreet Zoss mayu ko mu jat mu daw songu dugal poqtaan Gouye Gui jëm na teq Zoss bañ na Zoss rasu na Gouye Gui mi ngi koy xëcc Zoss bañ na. xam naa Gouye Gui Malick bu bopp bi duggee rek bopp bi rek la bëgg a dugal. bopp bi la bëgg a dugal. def na flexion caxabal ba Zoss bañ na rëcc na ko Zoss daan na Gouye Gui 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 jël bu set. voilà retour Zoss. gis nga ko mbokk. waaw c'est vrai que loolu yàgg na ci làmb ak dernier combat. yàgg na ci làmb xam nga avec le règlement du CNG. bi ñu fi installé woon ci âge yu 45 ans. waaw boobu dinañ ci ñëw. waaw mais kii dafa bàyyi woon ci au fleur de l'âge. parce que dafa jël kaawo ak. Siteu bàyyi. ne bàyyi na. waaw ne bàyyi na tëj saison am tëj kii woon carrière am moom mën nañ ne revenant la. ku dellu si la. waaw mais loolu yàgg na maa ngi rappelé wu Mbaye Guèye Samba Diaw. waaw bi ñuy dellu si waat yaa ngi koy rappelé wu dellu si waat waaw. donc loolu bari na mbër yu ko def. mais Zoss peut-être ci âge am. mënoon na continuer carrière am. voilà donc peut-être li taxoon moom mu bàyyi moom xëj na moom moo ko xam mais mbër làmb bu nekkee ci yow. parce que làmb en général deret lay doon wala mu doon sidit. bu nekkee ci yow gisoo ngañ souvent les anciens lutteurs. mbër yu mag yi nga xam ne dem nañ ba jeex. waaw. toujours sax dañuy yaakaar ne ba tey ñu ngi fi. c'est que luy circuler sa yaram la. bu nekkee ci yow mënoo bàyyi. même boo nekkee mag. buñ la ko teree sax di nga ko bàyyi ndax tere nañ la ko. mais boo nekkee xale doo ko mën bàyyi. donc ak quel que soit situation boo mën toll situation nag mën na tax nga décrocher. mais boo demee ba sidit bi yëngatuwaat rek di nga mën dellu si waat. di nga mën dellu si. donc loolu xam naa moo ko touché moom Zoss. am na place ba tey ci làmb ji parce que timit bokk na ci xale yi nga xam ne dañ révolutionner làmb timit. xale yu révolutionner làmb ci la bokk waaye am na beneen koo xam ne moom du retour mais absence bu yàgg la woon parce que 2007 la gëj a bëre muy nees dañuy seetaan combat benn ci combat bi dellu si waat. waaye Malick combat bi moo diis xoolal Papa Sow li nekk si gannaawam xoolal nees li nekk si gannaawam te it xam nga ni yàgg fii balaa ñu fiy jóge jëlal na Papa Sow door na ko jël na ko nees rëpp na def na 3 appuis Papa jël na ko attention nees daan na ko poids bi na ko sëf daan ko. waaw poids bi. nees mi ngi miir nees mi ngi miir parce que. voilà dellu siwaat nag ci li nga xam ne gis nga combat boobu Ray retour nees aussi mook Zoss ñu ngi koy dox te defe naa ne bu benn côté bi nangoo it benn côté bi li des tuuti bala nga xam ne léegi ñu juboo ci loolu. waaw xam nga nees moom très franchement war na mën a dellu siwaat ci làmb parce que daf ci bokk. man jàpp ma ne sax dafa bàyyi làmb mais xëj na dafa amul woon combat parce que nag ñu ngi doon wax ay année blanche mais année yu ñu génni làmb ji tamit dafa reculer. par rapport ak année yële ñu génni. donc boo toogee 2 ans 3 ans bëriwoo da ngay préférer aussi surtout boo amee yenn opportunités yi man dem di voyage yi di ñëw da ngay préférer aussi dem defi leneen mais nees booy xool mu ngi ak doole. il est encore jeune. macha allah dafa mën a bëre. te làmbam neex na. kon bu peut-être làmb ji demeewaat nii. sunu xel sax mën na dal ne peut-être làmb mu ngi waat ci yoon boo xamante ne dafay delluwaat place am. parce que revenant yi. day wane ne. xam nga tey bu amee ñoo xamante ni dañu décroché. ñu dem bay ñëwaat.
kon mbir mi am na nu muy demewaat mu ngi yëngatuwaat. mu ngi yëngatu. moo tax li xew keroog arène nationale. ma ñaawlu ko torop. waaw nañu bàyyi yooyu. ñun làmb ñu bokk ndey bokk bàyyi. toilet làmb ji si lui c'est defar ko. pour que làmb ji aussi man am foo xamante ni dina fa jëm parce que làmb ji am na njariñ Sénégal. te suñu kilifa yi. nañu ko xam parce que gis nga ngañ làmb dama la wax léegi ne la industrie la. secteur la boo xam ne ñi ciy yëngatu di ci dund dañu bari. donc kilifa yi nga xamante ne nii tey ñoom ñoo ñu diriger. nañu xam ne làmb bëre dóor bii ñuy def Sénégal rek la am. xam nga football bii dafa universel amul benn dëkk bu amul football. mais làmb dafa nekk suñu cosaan. te cosaan mag ñi dañuy wax ne boo bëggee xam sa bopp da ngay fonk sa cosaan. kilifa yi dañu gën a toppatoo làmb promoteurs yi ci nekk di ci investir ñu jàppale leen. surtout emploi des jeunes bi nga doon wax léegi. nañu ko gën a jaarale ci làmb. parce que ci lañ leen fekk. gis nga ci lañ leen fekk gis nga bu ñu ci gënee dugal seen loxo. poussé ko waaw. dinañ dem ba lu bari ci biir réew mi làmb mën na ko régler. mën na ko régler. parce que làmb dafa nekk ci biir xolu Sénégalais yi. kon kilifa yi loolu nañu ci bàyyi xel. ñi leen di conseiller tamit parce que kilifa yi xëj na amuñu jot. parce que ku gàddu réew di nga am yeneen yoo tal. lu dul yenn divertissement yi. mais ñi leen di conseiller di dugg ci biir nit ñi. nañu leen wax li nga xamante ne moo xew nañu gën a investir ci làmb làmb sport la bu noble. sunu cosaan la te nit warul xeeb boppam. nit du xeeb boppam Rayba di ko sant bu baax ci analyse yi mbokk yi dañuy dem ci lutte traditionnelle bi dem Nianing samedi ñi ngi woon Nianing ak Luc Nicolaï Enco drapeau maire Maguette Sène di maire Malicounda moom it di ko félicité bu baax ci bés boobu. li ñu gis daal mooy gis nañu maire boo xam ne bii ànd na ak population maire boo xam ne bii mobilisation bi mosuma ko gis ci làmbu arène nationale traditionnelle bi may seetaan traditionnelle ba léegi stade bi noonu mu feese ci moment bii ñu toll mosuma koo gis moom maire Maguette Sène di directeur général bu COUD ñu dem nag ci journée boobu dellu si waat. tax ñu def ko lenn rek la muy delloo njukkal Luc Nicolaï parce que Sénégal yaatu na kilifa yi bari nañu macha allah bu tànnee bis bu toll nii di démarrer ay activité am tuddee ma ko jeunesse su Malicounda jeunesse su Nianing mënuñu lu dul delloo ko njukkal taxaw temm woon ko ne nag jox na ko ku ko war a jox et que juumul ci choix am bi mu ñu tànnee def ñu parrain de cette journée. waaw am na yeneen bis ñu programmé pour làmb ji parce que xam nga ne Gaston war nañoo defal tudde nañu benn làmb Mbour. lambu Pakala bi man la ko tuddee te loolu ville de Mbour la te voilà ak Forza loolu yàggul je crois ci mois de juin bi la donc pour dire tout simplement que président dafa am yéene bu rëy ci jeunesse bi nag ku nekk da nga am foofu fare te xeebalul kenn fa nga fare que fee fare ca napp bi kii fare ca agriculture kii fare ci bureau yi kii fare ci lamb ñëpp benn lañu fopp foo xam ne fii rek war na faa dugalaat loxoom ndax dañoo génn ci Covid pour que jeunesse bi am luñ jàppaat am nañu yóbbu ci seen kër président Macky Sall du ci hésité ñun ñi topp ci ginnaawam nag bu ñu ko bëggee dimbale dañ ko war a jàppale ci loolu muy ci làmb muy ci projet agricole yi muy ci projet pêche yi muy ci tourisme bi muy ci lépp loo xam ne rek ba lañ faa dugal suñu loxo. kon Luc dama war a ñëw ci làmbam ak Nianing seetaan si lu mu def ci lutte traditionnelle parce que lutte dafa yàgg di développer làmb yaakaar naa ne ci Mbour lu mu def ci Mbour amul ku ko def foofu. loolu moo gën a waral suma teewaay fii en tant que vice-président chargé de la lutte traditionnelle. décentralisation bi naka nga ko gis. non kontaan ci lool xam ne am na ay jéego yu bari yu commencé di def ci lutte traditionnelle bi la preuve étant donné bu ñu ubbee làmb ji lutte traditionnelle lañ koy ubbee. Maguette Sène mi mu ko tuddee nag sa mbokk di sa xarit di xale boo xam ne bii xam nga ko. muy koo xam ni mooy maire wu Malicounda di directeur u COUD waaye li mu njëkk a def mooy am na juddu am na yar am na njariñ tàllal loxoom département Mbour bépp
jubóog Benno Bokk Yaakaar jubóog APR tàllal loxo département bépp saa bu Maguette Sène xëyee ci soxlay président Macky Sall lay dox. mbokk yi jërë ngeen jëf ginnaaw bi ñu jógee Nianing ci maire bi nga xam ne mooy Maguette Sène di maire Maracounda Ray lan ngay mottali ci journée boobu nga xam ne mooy première journée Luc Nicolaï. non sincèrement Ngagne man moom pour wax la dëgg rek dama kontaan. waay parce que journée bi maa ko organisé. mais très sérieusement man à l'âge très jeune laa topp làmb. dëkk yëpp. su ma ko xamee làmb moo tax. fu ne seetaan naa fa làmb mais li ma gis keroog Nianing ci mobilisation mësuma ko gis ci lutte traditionnelle. man de yéem na ko. non te li newoon ci biti parce que man damay génne li newoon ci biti buñ ko dugalaatoon ci biir presque li nekk ci biir tuuti la ëpp li newoon ci biti. li suma caméraman ramassé léegi ci yoon bi nga gis ko te loolu duggagul woon te ci yoon bi laa ko fore. mais porte yëpp dañ ko maap. gars yi démb rek ñu ngi andi électriciens yi pour ñu defaraat dañu ko maap parce que Maguette Sène ma koy nuyu. di ko féliciter di ko gërëm. parce que gis nga Ngagne foo fekk baax fekk la fa lépp loo am soo ba ngoon jot war nga ko fa delloo. Maguette Sène département de Mbour Petite Côte bi dañu ko fonk. dañu ko yëg dañu ko téye ndax ni mu taxawee. xam nga bu la yàlla xam nga pouvoir temporaire yi. alaaji boo ko yoree na nga xam ne yàgg-yàgg dafay jeex parce que c'est des pouvoirs temporaires nga bàyyi xel askan wi. mbokk gee gën a wóor. mbokk gee gën a wóor askan wee gën a wóor. dëkkandoo gee gën a wóor. te Maguette Sène loolu la xam. keroog ku ñëw Nianing xool la fa xew. waaw di nga xam ne ànd ak say mbokk rek ñoo wóor. moo wóor maa ngi koy gërëm bu baax di ko féliciter. di ko ñaanal yàlla. li mu man ren yàlla na man déwén lu ko ëpp. parce que département de Mbour ñun Petite Côte bi ñun ñëpp kontaan nañ ci moom. taxaw na taxawaay bu jekk. di féliciter tamit Luc Nicolas. parce que moom xam na ne Maguette Sène doomu Petite Côte bi la. Luc nekk fierté Petite Côte bi. mu xam ne kii mu ngi liggéey pour Sénégal. mu ngi liggéey pour le président de la République. dajale seen doole. moom it mu ñëw jàppale ko dajale seen doole. pour gën a jëmale Sénégal kanam gën a jëmale aussi liggéey bi nga xamante ne nii moom la kilifa gi di liggéey. jërëjëf. en tout cas Maguette Sène. mention spéciale. xam naa ne lii moom Ngagne. waaw l'histoire retiendra. l'histoire retiendra. mbokk yi ñu ngi ñëw ca pandawu arène sénégalaise tëjee ko nag Ñaaxar la ñu jëm. samedi 22. Yaxya Diop Yékini ak Fata production ñoo fa wootee mise bi nekk ci 3 millions. mbokk yi dañuy dem déglu ji Yaxya Diop ci appel boobu dellusiwaat nag tëj émission bi. jërëjëf Ngagne ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara ci korité bi di baal ñëpp àq di leen baalu àq effectivement ñu ngi def suñu première journée le 22 mooy samedi bii di ñëw à Niakhar depuis ñu commencé def tournoi yi dañu am objectif ñun ak sunu partenaires yi parce que làmb surtout ci wàllu séeréer yi dañu gis ne ñu ngi commencé rafle ay champion boo xoolee tey ñi ñuy woowe VIP bareetul te comme man ci tournoi yooyu laa déggee daali war na chaque année ñu def ci tournoi yu bari xëy na dina permettre xale yoo xam ne sax bëgguñu woon làmb te am nañu talent bi ñëw di ci participer parce que njëriñ la exemple bi ma siy joxe ñun 6000 francs sax daan nañ ko gagné ci tournoi te dox ay kilomètres tey benn journée 3 millions 5 millions ba 10 millions sax kon loolu ëpp naa fooye ni nga ko waxee nag dañuy def Ñaaxar
def Joal Mbour Dakar Ndangaan ñëw tëjee Dakar def 5 millions mais à part 5 millions tournoi yëpp 3 millions. mbokk yi jërë ngeen jëf champion baa ngoogu mbokk yi kooku moo wëre woon Joal kii moo daje woon nag Zallo fële ca Fatick drapeau chef de l'État waaye jëlee fa défaite waaye nekkee défaite boobu mooy buntu àddunaam ci làmb ci la ànd ak waa Ndakaaru ànd ak Amadou Kati Diop Alaaji Amadou Kati ak ndem si yàlla ndeysaan Baye Youssou Diène Mbaye Cissé mag ñooñu dar ko ñoom Mbaye Diagne ak ñëpp safandooy dar ko ñuy njëglaay ci moom ànd ak moom it mu def leen waajur def leen ay kilifa ba tey jii génnul ci loolu Yaxya Diop Yékini moomu tey ak Fata production moom la ñu mën a noonu di roi des arènes régné ko pendant des années kenn mënu koo jël ci loxoom drapeau chef de l'État jaar drapeau Ndefleng jaar championnat d'Afrique raaya nga koy fàttali keroog sànq ci Nianing rek ci la nga xam ne moom la fa defoon foofu yëpp mu jaar fa jël drapeau de la paix kooku rek moo mës a bëree Labbe Jamakun toog seetaan ko ba mu jeex muy Labbe Jamakun Senghor te Luc Nicolaï indi woon ko Ndakaaru moo jël drapeau boobu meilleur lutteur 50 ans mooy Yaxya Diop Yékini nga xam ne AMPS li mu ko ràgg ci raaya kenn xamul nu mu toll kooku mooy Yaxya Diop Yékini war ñu yóbbu nag foofu ca Ñaaxar ànd ak population bi nag ànd ak CMU bi nga xam ne ñooy ànd ak moom ci li nga xam ne mooy wàllu wér-gu-yaram moom nga xam ne mooy Yaxya Diop Yékini loolu mooy Ñaaxar raay Yaxya Diop Yékini Ñaaxar ci 1 minute xam naa ne nag. waaw mais xam nga Yaxya. waaw boo ko tuddee rek. waaw parce que dama ko arbitré mu nekk xaleel. ma di ko suivre. waaw bi muy yéeg poids lourd boobu mbëru tànk la. waaw. dajeeg ñoom Malick Nguéniène génération. waaw dajeeg ñoom Blaise bu Fadiouth. daje ak ñoom Simon Senghor bu Joal. daje ak ñoom Bouba Moundé 40 dajeeg génération boobu. kooku nag ngañ lii muy def ci làmb war na ko def parce que léppam làmb la te làmb daf ko teral. yaa ngi rappelé wu en 2000 bi muy renversé Assane Adamou ca Niger. waaw Assane di def 130 kilos. toog 10 ans yu gannaawam laalu suuf. mu ñëw renversé ko. tendance bi définitivement daan ko aller daan ko équipe par équipe daan ko individuel. kooku c'est un grand champion. may wax ne marqué na l'histoire de la lutte sénégalaise. Un très très grand champion. kon bu bëree ba bàyyi bëree. def 15 ans de invisibilité. def loo xamante ne nii ca Abdourahmane. ba fii may wax ak yow mbër mosu koo def parce que mbër mos a toog fukki at ak juróom yu gannaawam. laalu suuf Sénégal Yaxya Diop Yékini ko moo ko fi def kon su demee ba tekki ngembam continuer di liggéey ci lii. kon gars yi ñu leen di jox rendez-vous. waaw incha allah Ñaaxar samedi Ñaaxar ci mise 3 millions ak Yékini Fata production. jërëjëf ñi ngi rendez-vous baa ngoogu samedi 22 ca Ñaaxar mise 3 millions Yaxya Diop Yékini ànd ak ki nga xam ne mooy partenaire am di CMU ci lépp lu jëm ci wàlli wér-gu-yaram Mamadi ci benn baat. waaw am na solo Alaaji Ngagne Diagne ci retouru nees ak sos ñoom ñaar ñëpp 2017 la ñu gëj ci lam avril la ñu gëj ci lam kii daanu 4 avril 80 kii daanu 4 avril 2017 nees astafurla sos Siteu dóor ko mu daanu nees daanu ci digganteem ak Sa Thiès 9 avril 2017 ñoom ñaar ñëpp 2017 Alaaji Ngagne di la gërëmaat bu baax di gërëm Laay Jaw di gërëmaat mbokki téléspectateurs yi bàyyi xel ITV yëpp rawatina émission bu mag boobu di arène sénégalaise di leen jox dig daje lundi insha allahu rabbi arène sénégalaise Alaaji Ngagne ñekk koo seetaan penalty la jërëjëf Mamadou di gërëm technique bi yëpp nga xam ne ñoo jàppoon ci liggéey bi di réalisation bi ak li nga xam ne mooy son bi ak caméraman yeeg yëpp maa ngi leen di nuyu képp koo xam ne jàpp nga ci liggéey bi ñu ngi lay gërëm di la sant di la ndokkeel mbokk yi mu doon seen arène seen émission arène sénégalaise ITV fii la du feneen.
bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rekk moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor